lu mel nii daf ñuy sax jox tamit beneen prox ndool ñu dugg ci beneen sujet boo xamante ni junjoon nañu ko mu jëm ci wàllum coalition de l'opposition gis nañ Yewwi Askan Wi ñu taxawal ko nag waaye amoon lu ca xewoon jour signature ba mu ni dañoo gisoon ki nga xamante ni moo jiite coalition gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany xaritu Babacar Kébé daal di ne moom signé na waaye sous réserve parce que amoon na yu mu gisoon te neexu ko jëm ci couleur beeg entre autres ba démb def nañ ci ëngamloo nee nañ xuloo la mujjee ndax Sonko s'énerve ci kaw kii ak ay caprice am tey jii gis nañ coppite googu noonu ana naka dañ ko mën a jàngatee. waaw man déjà damay ñëw si Bougane balaa ma ñëw si Yewwi Askan Wi xam nga Bougane fu mu toll nii moom président d'une coalition la d'une grande coalition d'ailleurs la grande coalition Gëm Sa Bopp mais man dama am ay quelques questionnements parce que couleur coalition Gëm Sa Bopp waxuma mouvement Gëm Sa Bopp de coalition Gëm Sa Bopp ce sont les mêmes couleurs que bu mouvement Gëm Sa Bopp or ay mouvement la si moom li mu wax ay mouvement la ak ay parti politique ñoo ànd ak moom mais couleurs yi ma gis man couleurs yi ma gis mooy couleur Gëm Sa Bopp mooy jaune bi ak loxo bi danku nii voilà bii nii bu Yewwi Askan Wi la mais xam naa bu kii bi dina ñëw bu Gëm Sa Bopp dina ñëw mooy bu jaune bi bu bleu bi ak loxo bi danku bi nii boobu mooy bu Gëm Sa Bopp boobu laa gis ci coalition Gëm Sa Bopp léegi moom xam nga Yewwi Askan Wi sax am na ay couleurs maanaam voilà ku nekk mën nga see au plus ou moins gis sa bopp même bu nekkee ñëpp mën see gis seen bopp parce que mënoo def suuf kànja aussi mais benn man ay couleurs dong laa si gis donc est-ce que moom ça pose un peu problème loolu benn questionnement la beneen mooy man dama jàpp ne boo xasee ba dugg si ab salle voilà mu ngi nii Omar Samb won na ko donc man couleur yi nii moom laa gis mu nekk couleur la grande coalition waaw Gëm Sa Bopp donc loolu laaj la kon ndax ñoom ñëpp dañoo ànd ak moom ne ko foo jublu rek fa la ñuy jublu soxlaw ñuy soppi ay couleur soxlaw ñuy soppi ay logo nangam ak nangam foo jaar rek fa la ñuy jaar baax na mën na am tamit loolu mais seen waxtaanu biir la coalition moom ku nekk libre nga ci mais ay laaj la rek beneen mbir mooy xam nga bi ñuy lancé Yewwi Askan Wi dafa posé benn acte déjà nee na si tur bi waxtaanewuñu ko si kii bi logo yeeg yooyu noonu yëpp waxtaanewu couleur yëpp waxtaanewuñu mais malgré tout dem na moom xamoon na ne bu ñuy lancé ab mbir duñu lancé lu amul tur bu ñuy lancé ab mbir duñu lancé lu amul mbubb lu ñu solo lu mbubb su ma nee mbubb mooy couleur yeeg logo yeeg yooyu moo xamoon na ko il est parti. C'est vrai que boo ko gisee à première vue da ngay jàpp ne dafa ndróog lool ay couleurs Pastef loolu c'est vrai mais nga dem ba foofu noonu mbir mi général nga jénnaat man fu man boo jénnee waroo duggaat tu poses un acte da ngay jénn mais munoo jénn ñu ne la ñëwaatal nga ñëw ne damay signer sous réserve loolu lan lay tekki signer sous réserve lan parce que couleur yeeg nangam bokkul loolu même bu nekkee ni sur le principe mën nga am raison wala tes raisons pour être beaucoup plus précis mais loolu man nekkul lu may xaar si kilifa beneen mooy yenn déballage yu mu def man kilifa xaaruma si yow dinaa ñëw si Yewwi Askan Wi de parce que aussi bëri na suñu loo xam dëgg la waaw mais man jàpp naa ne am na ay kàddu yoo xam ne nii même booy bi si koñ bi di ko wax sax duma ko nangu waxatuma laa koo xam ne nii jàpp da ngay jiitu kilifa xam nga Sénégal booy jiite boo bëggee ne da ngay aspirer jiite réew dafa am ay teggin yoo xam te ni kàddu yi ñu waxee mais ñun bu ñuy waxtaan sax suñu biir hors antenne ak yooyu am na ay kàddu yoon du jug am na ay kàddu yoon du jug mais boo koy wax di ko yëkki say kanamu nawle loolu day doon loo xam ne ni aussi xaaruñu ko si kilifa loolu day dox benn indication si ki nga xam te ni moom mooy Bougane te comme à chaque fois yenn politique yu ñuy wax dañ naan yorul image yu homme politique ci ni muy waxee léeg-léeg ak ci génn yi nga xamante muy def voilà man voilà loolu jafe mais nawee naa ko si benn mbir ku créer emploi la man képp ku créer emploi di liggéey lu ay sénégalais man dama lay naw à la limite sax damay am sa complexe loolu naw naa ko si loolu waaye politiquement aussi jàpp naa ni ak tamit xam nga li ñuy wax la notion d'homme d'état di nga tu peux ne pas être d'accord mais ay mbir yoo xam ne ni ay kilifa ñoo toog waxtaan ñëpp day am ay désaccords dans les réunions les plus kii da ngay gis conseil des ministres nangam lépp day am ay désaccords yenn saa yi président tapé du poing sur la table kii wax li kii wax le mais loolu fa la war a yem loolu la ñuy xaar si am d'état mais boo jénnee dugg si yenn détails yi loolu tamit jàpp naa ne homme d'état bi nga bëgg a doon yi tamit loolu mën na nekk ay interrogation Yewwi Askan Wi jàpp naa ne Yewwi Askan Wi tamit si ni ñu ko tëggee si ndorteel la foofu mënuñu woon bañ a àgg si lii ndaxte tamit defe naa ne
déjà première erreur mooy yow nga bëgg a dajale opposition bi yëpp loolu c'est la première erreur ndaxte opposition bi yëpp mënunoo bokk si ñuy gën a radicaux ba si ñuy gën a modéré ñooñu mënoo leen boole et puis opposition dafa si am ñoo xam ne nii dañoo am ay problèmes crypto personnel xaw ma ndax mën naa kaa tuddee noonu dafa am ñoo xam ne nii xalaatuñu ànd dafa am ñoom xalaatuñu topp par exemple si ku mel ni Ousmane Sonko xalaatuñu ko ay contentieux yu yàgg la am na si ñoo xam ne ni jàpp nañ ne sax wàllum patriotisme ñoom duñ koy théoriser boobu Ousmane Sonko peut-être mi ngi Gaston Berger donc mënul ñoom seen xel mënul nangu jamono dem ba dox ñu bind si ay léew di say nangam kenn jóge fee ne naan leen patriotisme bëgg leen ko jàngal ñooñu loolu duñ ko nangu duñ ko wax si kaw mais loolu dafa bokk si problème yi nga xam te ni moom la ñu am beneen mbir bi moom mooy tamit coow li nga xam te ni moom moo si jublu woon parce que aussi Ousmane Sonko am na ay wax yu mu waxoon jëmale ko si Karim Wade am na ay wax yu mu waxoon si ñi di incarner système bi loolu mu leer moom moo demaat ba si kii ñuy wax ni ñoom ñu ngi waxtaan loolu tamit day doon loo xam ne ni aussi incohérence moom li ñu mën a baal ñeneen ñi duñ ko baal moom lu ñu mën a baal ku mel ni Khalifa Sall ku mel ni ñeneen ñoom Malick Gakou ñooñu am na ay discours yoo xam ne mosuñu ko tenir mais moom il a tenu certains discours am ñu ko si gëm am ñu ànd ak moom ñu mel ñoom Karim Gueye kon il n'a pas le droit de faire autre chose dinañ ko layalee lu nekk le PDS n'est pas Karim Wade affaire yooyu noonu mais c'est une réalité qui est là loolu tam lu mot a bàyyi xel la mais li si am mooy lii problème yu mineur la rek li ñuy gis nii mais mbirum investiture yi suñ su dugaatee di nga gis ne dina am yeneen parti yoo xam ne nii dinañ ci naan te loolu tamit ñoom waruñu trop di communiquer si seen i faiblesse lu mën tuddee faiblesse mooy ñàkk ànd yi ñu mën na ñàkk ànd dañ si war a communiquer comme benn mbir bu normal mais bu nekkee da nga siy communiquer comme si ñëpp war a ànd foofu noonu bu kenn génnee rek day mel ni lu grave la or on peut s'attendre à ce que ñu bëri génn ñeneen ñëw donc loolu benn mbir la boo xam te war nekk beneen mbir bi mooy docteur Abdourahmane Diouf daloon naa ko boo ko comprendre mais je suis d'accord avec lui beneen mbir si wàllum communication bi bu nekkee da nga gëmloo nit yi ne que local yi dafa am enjeu ay enjeux nationaux gëmloo leen ne que bu opposition bi gañewul ay pàcc yu am solo ay bokk moomeel yu am solo si réew mi mën na may fit président Macky Sall législative mën na ko may fit mais présidentielle 2024 bi kon loolu dafay mel ni yaa ngi wax ne bu nekkee ne président Macky Sall wala boog Benno Bokk Yaakaar dañoo rafler presque toutes les collectivités locales du pays mën na ko may moom tamit légitimité pour mën a briguer un troisième mandat loolu tamit beneen problème la si wàllum communication kon intérêt pour man opposition bi mooy ñu jéem a rassembler wu au maximum dans la mesure du possible ñu essayer autant que faire se peut ñu mën a ànd waaye beneen mbir mooy ñu fexe ba mbir mi ñu dëkk ko si niveau local parce que élection locale politique du mathématique maanaam di nga gis sax benn commune nga gis fa kenn ku bokk Benno Bokk Yaakaar dem ànd ak kenn waa yeneen kuréel yu nekk ci opposition parce que ay mbirum local la donc ku nekk àndal te di nga gis sax ci benn bokk moomel boo xam ne ñaar ñu bokk benn bokk yaakaar ñoom ñoo fay jogante kon du mathématique du logique boo xam ne nii mën nañ koo jëlee noonu étaler ko noonu bëgg koo gën a yaatal yóbbu ko au niveau national loolu jàpp naa ne am mooy comme tey bu ñuy wax naan bu ñu gañee tey gouvernance locale bi tey bu ko Benno Bokk Yaakaar téye woon mën nañu jàpp ni kon njott mën naa rafet ci tey ci 2024 yi nga xam ne moom la ñuy waajal ak législative yi kon loolu mënees nañ koo dàq bu ñu la déggee waaw fu mu toll ni man jàpp naa ne li gënoon daal si ñoom li ñu war a communiquer daal moo ñu dëj ko si place am rek mbirum local la élection locale la ku mën du mën élection daal ñoom nañ fexe daal opposition bi ñu am le maximum de collectivité territoriale mais bu ñu wax ne bu nekkee ñoom ñoo gagné bon signe la bu nekkee Benno Bokk Yaakaar ñoo ëpp li ñu gagné tamit mën na may fi président Macky Sall parce que président Macky Sall nag Benno Bokk Yaakaar am na nu mu toogee si bopp moomeel te jàpp naa ne Benno Bokk Yaakaar bu ko leerul woon ne collectivité territoriale yu bari du si am ndam jàpp naa ne élection yi du am 2022 man loolu laa gëm donc loolu tamit lu ñu war a bàyyi xel la si analyse alors tey jii bu ñuy xool sànq am na lu important loo wax moo di coalition bi wala boog opposition bi il faut ñu booloo ñoom ñëpp a ànd mais est-il possible tey jii ñu am tey boobu ànd boo xoolee tey Bougane mi nga xamante ni dafa dugaloon bopp rocc ci làmmiñ tey nga gis PDS moom demul sax ñu ngi ko doon duuma daan nit ñi di ci wax ànd nañoo ak ànd ñu dem ba ca cappaandaw ma war a signé ñoom ñu ne mosuñoo yëg wax mosuñoo yëg lii te am na ay points yoo xamante ni d'accorduñ ci tey ji mais bokk na si sax si désaccord yooyu bokk na si mbirum Aïda Mbodj par exemple PDS si xibaar yi ma xamante ni am naa ko ñoom xalaatuñu woon bokk si coalition moom ni par exemple ku mel ni Aïda Mbodj def si bokk mais Sonko moo opposé wu parce que aussi tolloon na si ay jamono yoo xam ne nii
nii Aïda Mbodj am na fu mu ko féetee woon si wàllum xeex bi am na tamit ñu xam nga mbir yi ku nekk da ngay ñëw sa coalition ay coalition la si biir coalition bi par exemple am na ñoo xam ne nii Pastef xalaatuloo dem sans ñoom ku mel ni Avenir Sénégal bu ñu bëgg par exemple bu ñoom docteur Cheikh Tidiane Dièye ak ñeneen organisation yoo xam te ni ñoom ñoo bokk ñenn ñi bokkoon jot na ànd ak moom i tamit ñooñu xalaatul dem sans ñoom bu ñu xoolee Khalifa Sall tamit kazaalika am na si tamit ñi nar a perte moom mooy suma juumul moom mooy ñi nga xam te ni ñu ngi doog a am parti ñu si mel ni ñoom Déthié Fall ak ñooñu bu ñu moytuwul si wàllum sédd gi dinañ am jafe-jafe loolu parce que amuñu yenn appareil ak yooyu mais ñooñu bokk si mouvement su coalition de l'opposition aussi mën na leen dimbali si wàllu boobu par exemple bu nekkee ne moto wala boog yenn kii da ngay ànd si coalition bi nga jàngaale jëlaale ses repères loolu tamit politiquement ça peut être une bonne option ba pare tamit dafa am ay précédents xam nga temps yii ñu jénn amoon na benn coow bu fi amoon si Ousmane Sonko kii les opposants de Macky Sall les opposants à Macky Sall ak yooyu noonu ba kii coow wax maa yow laa noonu waxal man de pour man bi nga waxee man laa wax yow nga tontu genre dëggoon na kon mu mel ni on essaie si benn wàll am na fu ñuy essayer daal créer benn genre dualité entre Sonko ak Bougane benn dualité boo xamante ni xam nga loolu nag boo koy jéem a entretenir tamit doo bokk si benn coalition jàpp nga ne quoi qu'on puisse dire mënoo nekk si Yewwi Askan ba pare bëgg fa ëpp doole Ousmane Sonko mënul nekk mënoo bokk si Yewwi Askan wi bëgg fa boole ku mel ni bëgg fa ëpp doole ku mel ni Khalifa Sall mais ñoom ñaar tamit nekkul ne yaa fa ëpp doole lu bëri yaa ko war a jël par exemple lu su mel ni présidence tournante bi effectivement li Bougane wax dëgg la présidence tournante bi déjà la proposition bi ñu njëkkoon def moom mooy ñi nga xam te ni ñoom ñoo ko sooke mooy les initiateurs ñoom ñooy mën a nekk président seen biir loolu effectivement Déthié Fall moom moo opposé wu si lu mel noonu ba ñu mujjee ko bàyyi kon maanaam yooyu noonu war nañ mën a mettre ñeneen ñi à l'aise moom mooy tax ñu gën a mën a rassembler le maximum parce que loolu am ñoo xam ne est-ce que ñoom ils étaient même prêts à accueillir gëm sa bopp tey jii même bu ñuy xool ci waxtaan yi nduru wóor ndu a tax dañu dem mujjantal ga ba signature yi war a ñëw am ñu doon a gis tey jii mais il y a de fortes suspicions il y a de fortes suspicions si opposition bi ñoom seen biir moo tax dem boo dégloo Bougane bu baax a baax mi ngi réaffirmer que leen rek ay sama yite bu jaroon bale fii nii saa su ne dinaa ko bale mooy fexe président Macky Sall ak régime am jóge fii xam nga bu ñu koy wax avec insistance kon am na lu ñu bëgg a tontu li ñu bëgg a tontu mooy bu nekkee ne da ngeen may xoolee bëtu que man damaa nekk si ko jëg waaye kee laay liggéeyal waaw man voilà donc loolu noonu dafa am lu muy révéler comme ni nga koy waxee loolu noonu tamit mais bon opposition moom bu ñu xoolee waa coalition Jotna yi tamit waa coalition Jotna mais ba tey digéré wuñu le fait que ni docteur Boubacar Camara mi jénnee woon ak ni Ousmane Sonko jénnee woon ba tey digéré wuñu ko ñoom sax ñu ngi xalaat si est-ce que ñoom seeni couleur rek seeni nangam ak seeni tur war ñu koo soppiwaat parce que bu ñuy xool couleur ya fa nekkoon tamit dafa jege lool couleur Pastef voilà donc ñoom sax ñu see xalaat pour te dire la profondeur des divergences nga xam te ni moom moo am yooyu ñoom ñu ko wax si télé mais mën nañ ko jàppee ay détails mais ce sont des divergences profondes